Touba construction service TCS ñëwoon tey ci barab bi ci suñu siège fii ci ZAC 2 ñu koy wax Nord Sen Iran. Pourquoi Nord Sen Iran? Parce que dafa féete ci partie nord usine bi parce que usine bi moom mooy suñu adresse mais ci kayit yi mi ngi tudd route de Morolan extension 3 bien que jege na Thiès trop mook ZAC bu ñoo taq mais mi ngi dépendre ci commune Morolan. Site bi nag 13 hectares la 267 parcelles de 300 mètres carrés donc ñu joxoon ko na ñaari coopérative bu Sen'Eau ak coopérative QUEF ay jàngalekat li ci des nag ñu séddale ko mbokku taalibe yi ñu mën cee ànd jaamu yàlla def lu social parce que social moo ñu tax a jóg mais social à 100% amul fenn aussi ndax booy dimbale ba amatuloo dimbale bu yàggee da ngay walaakaana nit ku ne war ngay dimbale mais di liggéey di am loo xam ne mooy tax nga mën a def sa wareefu jullit mooy joxe dépense soo feebaree faju dem Makka sol yére yu baax ut soxna boo amul bu la neexee nga wut ñaar ñett ñeent ba ñeent lépp mën-mën la te boo amul dara mënoo loolu kon boog ut koom dafa am lu ko tax a jóg ndax mu dugal la àjjana moo gën a gaaw mu dugal la safara bu fekkee xam nga fi nga ko war a def ñun loolu moo ñu animé ba tax tey jii nag ñu am mbégte am contenté recevoir fi équipe bi yëpp ànd ak suñu magum taalibe bi ñuy wax Baye Gora Niass nga xam ne bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo ma gunge takk ndiggam doon Baye Fallou Sëñ Modou Assou Mbacké Mamour Diarra ànd ak man noor nawet ñu bàyyi fii ba mu set ëkk yëpp moo ko dindi mi ngi nii lim mën ay morom yu bëri mënuñ ko waaye loolu lépp dafay wane Pastef rek Pastef nangu liggéey Baye Gora nag moom moo dalal ay ganam ci këram gu bees gii nga xam ne dañ ko xoo jox fi sabilillah jàppale ko ngir jëm Serigne Touba bokkuñu ndek Baye mais Serigne Touba ñu boole moo tax ma defal ko teranga may ko terrain tabaxal ko ne ko balaa maa tabax sama kër man sa kër pare moo tax man mbaaru Serigne Fallou bii fi laa fas yéene dëkk ba Baye Gora toxu si ak njabootam ma soog a eggale sama kër fii li may fi def yëpp liggéeyukaay la ndax bureau bii nga gis nii mooy bureau coopérative yi bureau de renseignement la et d'orientation leneen li dépôt ciment la ak fer escalier bu ma def ci kaw ak drapeau bi pour ku bëgg a séentu wala ngay seen gan wala nga bëgg a xool dëkk bi wala nga féexlu nga mën a yëg escalier yëg ci kaw toog ci balaa ma ko def appartement mu doon daluwaay pour ay gan gu ñëw am fu ñu dalal loolu mooy philosophie site bi ànd ak nag équipe technique. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa leen nuyu yéen ñëpp si ku nekk si tur ak santam di leen sant di leen gërëm te wax di yàlla tamit contentement rek laa mën a wax parce que man tamit vraiment affaire bi ni ma ndikkee nii vraiment sama xol dafa sedd guy parce que ma fekk dafa raw sama njot comprendre franchement parce que fii nekk na site boo xamee ni ma ko doon dégg ak ni mu fekk ni yàlla vraiment daal je suis très ému quoi waaw yàlla defal ñu jàppale ñu mu nekk mbir moo xam ne ni commence bisimilah rahmaan àggale alhamdulilah rabil alamin bon yàlla jàpp si teg si loxoom te xam ne tamit li ñu dajale fi tamit du hasard ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw tamit mu nekk bërëb boo xam ne bërëbu Serigne Touba laa mën wax sax quoi kon nag ñun dañ si war a jàpp bu baax a baax macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te vraiment da xam ne liggéey bi daal ñun ñoo ngi si soobu nañ ci mbir mi te maa ngi woo ñëpp nag sama partenaire yi may seetaan di ma déglu ñoom ñëpp maa ngi leen woo ne la affaire bi vraiment fii am na sécurité wóor na lépp ngi fii pour sama mbokk Modou yi nga xam ne ñoo si àll bi dina xamoon ne leen mbir mi fii sécurité am na fi te sorewul Thiès on est à 5 kilomètres de Thiès te vraiment infrastructure yëpp a ngi fii te am na yeneen sociétés yu bëri yoo xam ne ay ñooy Sen'Eau am na yeneen coopérative yoo xam ne yu bëri ñu ngi ñëw kon nag ñoo leen gaaw balaa muy yeex vraiment kontaan naa di gërëm ñëpp di gërëm monsieur Soumaré mi tamit vraiment tamit xam ne ni mooy suma partenaire tamit di ko remercier parce que lu mel nii tamit ñëxati la bool la si dafa yombul nit ki gis plus de 1150 logements bon ñu jël vraiment dugal la si comme ça ngay fournir yëpp kon vraiment daal loolu du hasard daal maa ngi sant ñëpp ñu sa pay sama doom baay bi tamit sëñ Mbacke Der
sëñ Lam yow moom dañ lay baag sëñ bi. rahmatullah ñoo ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ñu tàmbalee ci nuyoo bi Baye Gora Niass ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko jox wàccuwaayam di leeral lu gàtt rekk ci li ñu fi tax a teew li ci jiitu muy njariñ goo xam ni si yàlla dafa dogal mu tombale ñu ci bunt bi nag mooy Pape Cissé la yàlla dogal mu ñëw Dakar mu indi way juróom bu jigéen ci hôpital Roi Baudouin sama place jàkkaarloog moom benn complexe bu ñuy wax TDS Touba Darou Salaam ba mu fa indee way juróom bu jigéen ci hôpital bi def ak man ñetti fan ci restaurant bi ci xamante boobu ci la ma xamal ni ma yow war ngaa xam ku ñuy wax sëñ Duudu Laam ndax jëmm la joo xam ni si sëriñ bi rek lay dund sëriñ Touba rek lay dund te yow it moom laa fekk fii ci Touba Darou Salaam kon war ngeen a mën a def loolooy sama tànk fii benn dimanche jot ma ñëw seet si ko bi ma yegsee mu wan ma barab bi wan ma suuf si wax ma yim fi Niger ma ni ko man yàlla dogal na li nga Niger fii ma niseroon ko Kër Njaay Lo depuis 2008 espace ba mu fa jënd ci ay suuf këyit yeeg yëpp a ngi fi waaye ma ne ko man li ma ci jublu woon mooy dëkkuwaay bu sell dëkkuwaay boo xam ne dañuy tànn ñu fay dëkk nan la ñuy rawalee suñu bopp ak nan la ñuy rawalee suñu njaboot léegi nag lu baax moom dañoo ni dëkkul fenn te fu mu nekk it nit am na ca wàllam ma ne ko ndem yow tàmbali nga kon dañuy ñëw tàmbali ko ak yow fii bi ñu yegsee noonu daanaka jarul sax ñu ciy jaaraat mu ne moom balaa mu fi am kër balaa mu koy tabax day ndëkk a tabaxal way juróom yi nga xam ne si sëñ Modou Absa Mbacke bokk ci magi sëriñ Touba yi magi mag waa kër sëñ Mam Mor Jaara nga xam ni misaal baa ngi nii jëlal photo bi misaal baa ngi nii liggéey ban doon def ak la ko ci sëñ Fallou waxoon nag ci ñaanal ko ci karaw gu weex geeg yëpp rek ñuy ñaan xalifaam yàgg fi lool ñoom it lii seen jëf la foofu sax lañu waroon a tàmbalee ci noonu bi ñu egsee duudu wan ñu lim fi defal Baye Gora wallaahi Baye Gora jëfi duudu rek lañ doon dëggal ndax ku tabax kër xam nga ni war nga caa mën a def ay bunt waaye seeda yim seeda ci yow te gisuñu ko moo tax ñu nit ñu ne barkeeloo nañ loolu waaye bi ñu ko defee moom it fayaat nañu ko jox nañu fi 500 mètres lu jëm ci alimentation nga xam ne mooy suñu liggéey it xamal nañu ni lu jëm foofu ñun ñoo koy gérer incha allah kon mbir boo ciy dugg da ngay leeral noonu la demee Pape Cissé mi nga xam ne nag moo ma booleeg moom daanaka moo ñu booleeg ñëpp Latir mii maa ngi koy doog a gis waaye fi mu toll nii sëñ Pape boole nañoo ak moom waaw kon daal sang bi li ñuy ñaan mooy sëñ Pape nan ko ñaanal rek mooy mu yàgg fi te wér waaw ndax dafa am ay nit ñu baax man yéen ñi ma fi gis yëpp ay tànneef ngeen waaw yéen ñi ma fi gis ñëpp ay tànneef ngeen bu fekkoon ni xaalis moo leen di jënd du ngeen teew fii waaye mbaax moo tax lii nañ ci rafet njort nan ñaan suñu borom jàppale ñu ba projet yi jàll ba lépp tegu ci yoon ba ëllëg ku am espace bu mel nii sax sa xel dem ci entreprise bi nga jox leen ko ñu développé ko wallaahi te loo gis rek gëm-gëm la te fii ñu toll naxe dafa yomb ba ci média yi ñëw di jël exposé yi gis nga ni muy demee sëñ Omar mii ku ko fi gis xam ni liggéey ko fi indi waaw ci biir waxtaan bi sax da koy marqué fi mi ngi noté rek moo tax sëñ Omar yow defal ñu ci yaatu ci liggéey bi waaw wax naa ko man guddi gi daanaka sitam bii yu bëri guddi gi ci laa koy dégloo damay tànn yi may déglu waaw ndax damay bëgg man samay source di leer naññ xam ni dañoo nekk ci àll bi di liggéey yor seen alal bëgg koo def foo xam ne si day wóor day assuré lu leer a ngi nii ndax cosaan li bàyyi góor a leeral na ko
ki yëkkati woon suuf si jox ko sëñ Duudu xam nga mag ñi duñ xëy rek joxe noonu dañ koo saytu waaye ku wóor la ko jox waaw ndax misaal mi mooy gis nga tey bureau bi ñu teg ñii ko gérer man koroog bi ma fii ñëw ñoom ñëwagun fi bi ma ñëwaatee fekk naa ñu teg bureau bi kon day wane ni ci qualité la ñuy jëlee ay nit yu yor affaire bi ñoom it gis nga ko li naan ku wax feeñ bi ñu waxee seen gis-gis rek wane nañ ni ñin ko jox mate nañ ko kon daal képp ku nekk bitim réew wala képp ku yor sa wërsëg bëgg suuf soo ñëwee dinañ la jaay dinañ la tamit sécuriser lépp commencé nag ci sa njaboot lu jëm ci wàllu yar bi lu jëm ci wàllu jàngal bi lépp daara jeeg internat beeg yëpp a ngi fi waaw yin bëgg a wax yëpp sax xam naa duñ ko mën a wax tey waaye daal dalal xelu ñëpp rek lañ ci jublu waaw sëñ Duudu daal lii maanaam daal ni nga ko waxee sànq dafa liggéey ba lépp tegu ci yoon mu doog a andi ay nit ñoom ñu jàllale wallaahi te lii mu def dalal na xel nit bu masaana def lii ba lu jafe li jàll day jiite waaye fi mu toll yéen sas na leen yéen fi mu toll mënutoo leen dellu ginnaaw waaye nag bu leen tiit bu leen ragal ni ko suñ Duudu waxee dañ leen di jàppale ci saahir jàppale leen ci baatin waaw loo fi gis rek Sëriñ Tuubaa la te dinañu gàttandu waaw ànd bi daal du hasard ñoo ngi ñaan daal suñu borom jàppale ñu defal ñu lu kawe njot li dal Sëriñ Mbàkke Jeng moo ma dal benn yoon bi mu fi ñëw am gëm-gëm man looloo ma dal waaw ndax ñun commerçant yi tamit dañoo yàgg ci yu mel nii doo ñu wax rek ñu gëm moo tax daal kontaan nan lool di ñaan suñu borom defal ñu ci lu kawe njort waaw suñu borom defal ñu ci lu kawe njort waaw ñoo ngi koy ñaan bàyyi góor loolu nag ñu ko ñaanal kontaan nañ ci ñëpp fës ke yéene nag taxaw ci waaw lii fës ke yéene nañ ci jàpp waaw fës ke yéene nañ ci jàpp waaw dinañ ci def suñu lépp incha allah dinañ ci def lépp incha allah. ok bon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di sant suñu pap ji di fi toog sëñ Niass di ko ziar di sant sëñ Lam Duudu Lam tamit bi ñu dalal fi tey ak pépp collègue laa leen tuddee ñu nekk si bureau bi ñoom Pay sëñ Der Nogay te moom tey leen doo gisee ak ñëpp daal si gàttal alors man nag maa ngi tudd Mame Samb Soumaré maay responsable exploitation à tout ce qui est fourniture de matériaux du lu oyof nag parce que affaire jënd moom ak jaay ak qualité yombul responsabilité du ma sama wax du gudd parce que tënk nañ si lépp parce que wax répétition lay nekkaat rek si wàllu professionnel maa ngi si benn structure bu gérer ay passagers en tant que chef division commerciale donc casquette commerciale am en même temps casquette exploitation donc responsabilité la parce que déjà sur le plan juridique contrat yi ngi si ak clients yi sax déjà il faut nga jàmbar ko xoolaat ko bu baax am na solo di sant Pape aussi Pape si parce que aussi kër sooy dugg si bunta ngay dugg donc Pape mooy bunta bi moo tax ba xam ñëpp Pape mun naa ne xamante wuñu yàggul parce que y a pas 3 mois peut-être la nga xamante mais def na c'est comme def na ay at parce que sama soxna moom xaritu sama góor la donc si sama tudd daal li nga xamante yàlla def c'est comme si xamante ay at donc si moom la tamit donc maa koy gërëm di ko sant parce que fu ko neexoon amaa sax du ak si fii mais yàlla comme ji lu mu tudd rek noonu toog nañ plusieurs fois sama bureau muy passe Duudu Lam mosu bëgg a gis dimanche bi passe laa doog teg Duudu Lam bët wax nañ plusieurs fois et tout dimanche bi passé la ñëw gisee maax moom dimanche bi ñu ngi fi dimanche bi aussi ñu ngi fi mais si ñaari dimanche yi yu bëri xew na fi parce que dimanche boobu comme lu mu waxoon c'est important responsable dafa diis déjà man maa ngi gérer un peu amical militaire yi 97 donc déjà ça fait 8 ans ba gérer leen donc xam naa li si jiite façon bu ne li nga jiite donc dafa am nooy tëddee rek sinon rek day mën a compliqué donc responsable exploitation ak logistique bi wante dimanche bi passé si laa woo Mbacke Dieng ñëw na fi tey donc dimanche yi ñu fi jógee rek lundi ba contacté ko ne kat am na liggéey donc semaine boobu on devait se voir le jeudi je pense mais finalement man maa mun réunion jot ñu gisee
man ko tey defal kut pour ñëw au moins gis site bi parce que aussi wedd gis bokk si parce que comme di wax c'est bien discuter wax ni mais su ñëwee je pense c'est important là pour bu muy génn fii buur ma sax ñibbi et pourtant mu ngi bàyyi benn tudd rakkam suba la ñuy saraxal papam ni marga sa bàyyi na yëpp pour ñëw mais bu muy génn sant yàlla alhamdulilah donc loolu moom solo moo tax ma ne en terme de responsabilité dafa dis ku nekk rek na de jouer rôle am parce que ku nekk bëri nga responsable nga mais loo xaj temps bu am rek xaj-xajal ko parce que waslu parce que am na solo parce que loo gis aussi yombul daal responsable dafa dis donc comment tàmbali naa ko moom normalement moo ñu tout ce qui est ciment parce que affaire ciment laa ko waxoon rek mu ne ma mun naa la fournir ciment fournir le fer béton bu yokki sax ndox parce que aussi sooy tabax amoon ndox aussi amoon solo voilà donc ñëw fi sax naan est-ce que fii am na fu jege un peu ndox pour si dafa def benn puissance pour ma def forage pour ndox bi mën génn donc ku lay fourni yow soog ni ciment mu wax la fer ciment béton ak ndox wax si leneen xam ne kooku vraiment moo tax tey man ngi fël mu ñëw donc c'est important donc noonu lañu ko facile ni doxee donc comme on dit en fonction des commandes des travaux on pourra voir ak nogay peut-être assistance financière et tout les commandes comme ça moom en fonction des relations xool daal la ñuy soxla en fourniture am na benn déjà magasin mu nekk fii bu mu duggee rek xool na mën na jël minimum 35 tonnes donc sur le plan logistique pratique c'est plus pratique au lieu commande 10 tonnes 20 tonnes par 35 tonnes ngay fournir comme ça ñu am benn économie d'échelle di nga mën a fournir su jeexee nga ouvre la benn 35 tonnes au fur et à mesure donc je pense que en termes logistique dinañ ko gérer normalement en termes aussi comment en termes de qualité aussi parce que aussi ku nekk sa akulaay taala nga toog c'est-à-dire que man du ma li ma bëgg laa bëgg ak ñeneen di su ma la commandé carotte bi chinois entre guillemets pour ne pas dire fii am na carotte yu ma commandé pour qualité lay nekk parce que on sait jamais loo gis defee da nga koy def sa bopp parce que ndax ëllëg c'est important donc qualité j'y tiens délai de livraison forcément c'est important mais aussi également qualité service parce que aussi qualité am na solo loolu donc je pense si gàttal daal loolu moo nekk naka nekk sama rôle ñaan yàlla oyofal ñëw ku nekk sa rôle yàlla oyofal la ko comme ñu waxee dans un an incha allah ou plus tard sax suñu defee anniversaire bi mu nekk loo xam ne soo génnee sax day koy sa njort et puis comme ñu dit mu nekk cité bu dal parce que peut-être am ñoo xam ne ku nekk ak yàlla may la sa moyen am ñoo xam peut-être bu ngi tax SP1 ñi peut-être standard mais suñ ko standardisé loolu mooy wane un peu humanisme parce que am na benn misaal bi ñu wax dem am benn néew milliardaire yàlla defal ko vraiment am xewul waaj ko jullee faf keneen andi beneen néew boo xam ne vraiment yàlla peut-être defoon loxoom jotul ci ginnaawam ñoo la ñaan ne jullee ñoom ñaan yëpp avant jullee ñu yaatee ci ñaan yi kalm la yàlloon gën a xewal ak kal la yàlloon peut-être néewal de mënoo ko xàmmee voilà donc soo demee ci Pierre tamit mënoo xam kii moo diw donc am na yoo xam noo koy xool nag yu bëri parce que am na solo parce que yoon salawas daf ne su di kal moo gën a riche wala kal moo gën a am intelligent mu ngi xalaat chaque jour 20 fois dee chaque bés pendant 20 fois nga xalaat dee comme moo gën a intelligent maanaam je dis c'est important donc si gàttal rek peut-être suñu delloo côté boobu yàlla rek yu bëri dina yomb parce que loolu mooy base bi soubassement li reste yëpp ay kii la mais loolu mooy soubassement wu liggéey ku nekk def li nga war a def fi ko war a defee je pense comme ni waxee def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw. aussi dans un projet souvent tu vois que certains ne viennent pas dès le départ. Ils attendent à la dernière minute pour venir et pratiquement ici il n'en reste plus. Il n'en reste plus de parcelles. Vraiment, on trouve vraiment que c'est bien pour nous, quoi. Oui, ñun ñooy mbootaayu enseignants yi nga xam ne ñoo ñëw fii souscrire ci kii bi ci fii pour am ay parcelles. Am nañ fi nag parce que 100 parcelles daal vraiment lañ fi am te remarqué nañ ne biñ ko amee ba léegi chaque fin du mois on fait ñi ngi def versement yi régulièrement parce que enseignants yi bu ñu leen indee fii pour ñu visiter site bi vraiment ñoom ñëpp d'accord quoi vraiment parce que xam nañ ne fii su soriwul Thiès boo taxawee da ngay gis seen Iran mais aussi également fii air pur moom ngay respirer amul pollution amul dara. Et boo xoolee ci beneen côté bi aussi c'est pas loin de Noto parce que boo fi toogee da ngay seet air bi ni muy ñëwee vraiment la brise marine vraiment affaire boo xam ne la vraiment ñun dañ koy rafetlu quoi xaj na nag aussi que projet yi boo koy commencé nit ñi du ñu teel a ñëw parce que enseignants yi bëri teeluñu woon ñëw dañoo bàyyi ba dernière minute bëgg daw si ñëw fekk na parce que affaire yi bloqué na moom parce que fii nit ñi dañoo ñëw song ko parce que jënd ko
vraiment daal ñun amuñ dara luñ ci regretter wala quoi vraiment dañuy ñaan rek vraiment yàlla jàppale ñu ba vraiment liñ ci yaakaar pour jàppale enseignant bu nekk am fu mu dëkk vraiment daal ñun membre du KUKEF ñun daal vraiment nekk fii Thiès la ñu ëppee doole nag mais daal vraiment à Thiès département sax bon ñun daal vraiment daal dañuy ñaan daal li nga xam ne moom la ñu yéene enseignant yi fii pour ñu am ko yàlla jàppale ñu ci quoi ak jàmm quoi merci. man la Malick Yade entrepreneur dëkk Ngent man maa yor travaux yi quoi bu tàngoor fii ay liggéey quoi bâtiment ay loo la quoi ay logement la fii moom ku bëgg ñëw moom bu neex yàlla boo ñëwee moom di nga am incha allah lu boo ñëwee daal bu duggee incha allah sa yaakaar du tas quoi du tas ndax yàlla ngi gis liggéey yëpp fu ne nii commencé nañ ko démarré nañ ko moo ngi nii démarré nañ ko terrain yaa ngi nii yëpp commencé nañ ko xam nga fi ne nii moom mooy loolu te jege na Saint-Iran sorowul Saint-Iran noonu si kaw waaw ñun am na ay terrain quoi ay terrain moom may entrepreneur quoi Malick maan rek Moussa Lam quoi yor travaux yi fii quoi liggéey bi bañ commencé liggéey bi yaakaar naa même pas 3 mois waaw même pas 3 mois après yaa ngi dox gis nga fële tànk maa ngi yor ay logement ah fii pare na si kaw la nii yi maa ko yoree di nga bâtiment bi pare na demande nañ ko fële kër paa bi benn paa la fële pare na encore plus te am na yeneen encore yu war a commencé fii waaw ku si bëgg rek incha allah bu neex yàlla moom ku si bëgg moom boo jàkkaarloo ko Moussa Lam incha allah Moussa Lam quoi mooy sama ancien quoi mooy sama ancien moom encore mooy sama patron ku si bëgg nekk ku si bëgg am rek ba jox ko moom bu neex yàlla bu ñëwee incha allah di nga am liggéey bu baax boo xam ne du bokk ak yeneen gars yi yaakaar naa. waaw am terrain moom fii moom terrain bi moom lépp leer na fii moom lépp ñu ragaluñu dara ndax ñu fi ne bu ko boo xam ne instant fi ne nii ku fi am terrain fi ne nii bokkul ak yenn terrain yoo xam ne fi ne nii dafa am ay problème ay luubat fii moom kayit normal lan la jox ku bëgg terrain boo ñëwee moom incha allah di nga am loo bëgg. dégg nga yëg naa ko depuis daaw parce que du def dara lu ma yëgul saa yu mosaan ñëw ci site bi daf may woo tàggu ma ni man maa ngi dem Thiès dañ fa am benn site boo xam ni sama benn xarit bu ñu naan Doudou Lam moo ko yor ñu commencé di yëngu ci affaire mbirum suuf ak mbirum kër voilà ma wax ko ci sama xalaat conseillé ko ci lu ma wax ci li mu ci war a def yëpp à chaque fois bu ñëwee daf ma doon rendre compte te benn instant mu ne ma affaire bi mi ngi commencé jël forme mais dañu bëggoon yow comme jàng nga mbirum droit nga ñëw jege si nga di ñu conseillé ma ne ko yow la loolu du ma la bañal dara mais dama nekk nit koo xam ni nit du ma wax rek ma gëm li ñuy xaritoo yëpp damaa bëgg man li may dugg ak li muy conseillé nit buy conseillé dara day fekk lu mu gis da fekk lu mu xam da fekk lu ko wóor mu ne ma d'ailleurs sax dimanche am nañu réunion boo xam ne bu ñu demee di nga gis site bi di nga gisante waat ak Lam parce que Lam gisante nañu ci bi muy takk jabar mu may wax lu baax ci moom parce que nit bu demee ba ñemee rek su intelligent wee tuuti su xoolee si ginnaawam rek dina am lu mu gis wala mu am lu mu dégg voilà ku ñemee du tey nga ñemee tey su ma ñemee Pape Cissé su ma ñemee Lam Pape Cissé am na fu mu jaar ak Lam man xam naa ci dara dégg naa ko muy wax mbiru Lam ci yëpp domaine yoo xam yeneen domaine yoo xam ne domaine u kër yooyu yëpp dama ko dajale lu ma wax ci Soumaré aussi itam dama koy jàpp mooy Latir mi aussi itam li mu may kii ci moom loolu day tax nit à chaque fois war nga yor attitude yooyu lu ñu la wax ci nit ci lu baax téel lu ñu la wax ci nit ci lu safaan bi téye ko sa loxo càmmoñ di xaar àdduna dem ba nga gis boo ko fekkee ci lu baax di nga ne kii kat tegguwut yoon boo gisee mu def leneen lu safaan bi di nga ne lii kat waxoon nañ ñu ko loolu rek mooy àdduna loolu la nit di jàppee nit loolu nit di bàyyi nit ñu ñëw fii dimanche bi passé aussi itam ñu gis site bi mu nekk site boo xam ni da nga koy gis rek neex ko mu neex la da nga koy gis rek am loo yëg ndax baatin bi fi nekk ndax ki nga xam ne aussi itam moo ko yor ouverture d'esprit bu nekk ci moom parce que tey am na ñenn ñoo xam ne tey bu ñu amee lii pëtëm nañ ko bu yàgg
jaay ko def seen xaalis seen poos duñ ubbi duñ ci boole kenn duñ wut ay conseils duñ wut dara parce que man dama yor esprit juriste laam doon naa dégg lu baax mais bi ma ñëwee dimanche bii passé ñu toog maak Soumaré laam nëbbuñu dara papier yëpp la génne comme ni ko génnee keroog mu nekk ay papier yoo xam ni ku ko gis war ngaa am tuuti qualité ci lu ci ne li motuli qualité gi nag mooy investigation yi ngay def bi ma xalaatee ba xalaat xool ba xool parce que tam dama am relation waxtaan ak sama benn xarit bu nekk impôt domaine ma expliqué que zone bi mu ne ma c'est une zone boo xam ni amul contentieux parce que dañuy waxtaan rek di waxtaanee dëgg contentieux foncier juriste la dama ciy dal bëri na trop suuf bëri na coow trop suuf bëri na lëndëm trop te léegi les gens vont vers Diamniadio et Thiès c'est une zone boo xam ni tey képp ku nekk ci domaine di yëngu ci affaire kayit et cadastre rek maîtriser nga zone yi nga xam ni ñooy zone contentieuse ak zone yi nga xam ne ñooy zone yi nga xam dafa am ouverture ba ma am ci information yu leer li nga xam ne dafay gën a consolider sama wóolute bi ma am ak laam parce que man maay conseiller juridique structure bi dama ñëw accepter ko damay engagé wu li may engagé woo maa yor liggéey bi nga xam ni tey képp ku ñuy jëflanteel man maay sécuriser ñun li ñuy def ba kenn duñu nax képp koo xam ne aussi tam war nañ jëflanteeg yow ci contrat yi ba ci convention yi war naa ci mën a jël ay dispositions yoo xam ni yow mi ñuy séqal dig ñu wóolu sa xel dina dal di nga xam ne man fii mu dugal sama alal fii mu dugal sama koom-koom ëllëg si biir du ma ci mës a dégg benn problème parce que c'est sécurisé domaine foncier sécurité kese la soxla te nous sommes dans les dispositions te ñu ngi doog a commencer donc waxtaan boobu bu mu amee pour ma bañ a gudd ñun ñëpp dañoo tënk li nga xam ne mooy projet bi la am présenté na leen ko site 13 hectares tey mënoon na ko tas en autant de parcelles am fi ay 500 parcelles li mu doon wax fii keroog pour te dire que ni dëgg la pour ma dëggal ko moom la ñu waxal keroog waa yaa ngi taxaw ba jël numéro waa ji affaire yooyu yëpp ni 25 parcelles bu doon ko tiit bu doon koo xam ne boppam kese la kii wala koo xam ne xaalis kese moo ko tax a jóg non pàccee na ko parce que man gis naa ñoo xam ne am nañ lii deful ci ñoom weer mais est-ce que am nañ lu wóor yaakaar naa kuy def lu wóor mooy li mu def am naa site boo xam ne dañ ma ko jox pour ma exploiter ko man sama bopp dama fi wut dëkkuwaay ku ñëw fekk ko fi samp sama drapeau lii lu ko gën a leer tu vois donc affaire bi loolu ñu sant yàlla nag parce que lépp loo gis bu ñu naan équipe football baax na joueurs yi koy composé ak entraîneur bi ñoo baax Lam est notre coach mais ñun ñooy joueurs yi on a la chance d'avoir des compétences en la ci matière yi ñu bëgg a kii yëpp parce que tam dañu bëgg a dugg ci mbirum jënd ak jaay bëgg dugg ci mbirum tabax cité dégg nga soxla nañu expertise logistique donc am nañu ay dispositions yoo xam ne Soumaré ak Dieng mi fi jógee nii gis ngeen disposition yi ñu ci jël soxla nañu ku ñuy conseiller ku ñuy sécuriser suñuy contrat suñuy convention yu ñuy def ak nit ñi parce que li ñu yor te ni ma déggee ni mu nar a demee du loo xam ni même bu ci amee aussi itam 20% rek la ci liggéey bi tu vois maanaam Latir soxla benn terrain ñu jaay ko wala non non projet bi le projet tel qu'il est conçu gis nañ ko dëkkuwaay lañ bëgg a defar seetuñu ci dëkkuwaay lañ bëgg a defar maanaam dañ bëgg a defar gox boo xam ni dans l'avenir day defar nit nga xam ni tout ce que tu as besoin tey nga nekk fii tu n'as pas besoin d'aller à Thiès à moins que nga soxla service bancaire te loolu sax dans l'avenir mën nañ dem ba am fii parce que fu baax rek il y a des services yoo xam ni quand le cadre est bien ils viennent mais pour qu'ils viennent il faut que yow nga teg un cadre propice à d'autres activités yoo xam ne dinañ mën a rattaché wu mooy ay kër yu mucc ayib comme nu mu ko joxee ci plan bi
assainissement voirie yi boo xam ni dafa jaar yoon teg aussi itam képp koo xam ni dëkk nga fenn bëgg nga tey école wër la hôpital wër la parking wër la wala leneen parce que tam site bii maa ngi koy xoolee site bi ngi jot balaa ngay jot seen Iran on peut faire autant lu mel noonu ZAC bi balaa ngay jot seen Iran gis nga on peut faire autant ou bien même on peut faire plus voilà parce que il y a des choses yoo xam ni elles sont dans notre projet yoo xam ni tey gisuma ko foofu ñoom ñoo nar a ñëw fii di ko fi wuti voilà am na ay zones yu ñu wër yu commencé mais projet bi bu implanté woo fii mooy nekk ci digg bi mooy nekk phare bi loolu moo tax projet bi dafay neex a commercialiser dafay neex a wane voilà parce que boo gisee am na étude bu boo xam ni on salue le travail de l'AM bi nga xam ne ñun tey jii nii bu ñu fi nekkoon sax dañuy koy jàppee quelqu'un qui n'est pas professionnel mais anticiper na sur l'étude de sol sànq bi ñu ñëw am na koo xam ni dafa xool kii bi dafa xool sol bi ne sol te moom defagul kii bi xamul sax ndax la am def na étude bi mu ne fii sol bi c'est extraordinaire lu ne mën na fi am voilà comme ni ñu koy waxee aussi itam ci kii bi procès verbal bi la situation géographique et géologique c'est exceptionnel maanaam ñu ngi ci extension bi nous sommes pas loin de la mer il y a Morolan te Morolan képp koo xam ne nekk nga Sénégalais xam nga voilà ok tey booy génn Thiès di dem ci région yi yoon bi fii la sooy génn Tivaouane yoon bi fii la accéder ci autoroute à péage bi booy dem Touba wala leneen donc voilà ok donc nit tey bu demee bay jël xaalisam bu bari di ko ci def ñaar yi lay xool la position géologique ak stratégique voilà parce que yooyu tey boo gisee yenn zones yi ñu koy jaay à Dakar wala dans les autres zones wala ci zone touristique yi mu kii non critères yooyu moo tax donc te yooyu laam anticiper na ci ba am plan de masse li des tey mooy ñu défricher la zone teg les bornes pour def benn liggéey boo xam ne avec les coopératives dina ñuy sant yàlla aussi tam bi nga xamee ni parce que tam nga samp benn affaire ay nit taxaw loolu day gën a faciliter liggéey bi day wane ni lii am na un avenir proche tey doon nañ décourager tey bi nga xam ne dañ fi fekk un vide amuñu partenaire amuñu possibilité amuñu kenn koo xam ni def na ci yenn effort yi tey liggéey boobu yëpp tey ñu waroon ko def parce que dëkk bi bëri na ay àll yoo xam ne am nañu borom mais disposition yi fi nekk fii nii du disposition yoo xam ni zone yëpp ñoo ko am muy un acquis donc là on a des acquis à conserver ba pare ñu liggéey ji encore damay insister ci affaire parce que je suis naturellement comme ça je suis bon quand je suis avec les gens du chahuté ak affaire yooyu mais quand il y a quelque chose de sérieux boo xam ni dafa tege man dañ may gisal jikko bi mooy du lu bon je veux que tout un chacun responsabilité bi ñu la ci jox ak ni ak loo ci war a def nga def ko comme ça yëfu bopp que tey bu ñu fi toogaatee dans 3 mois dans 6 mois wala dans 1 an qu'on ait la fierté à ce que man vraiment tey responsabilité bii laa ci amoon non gisuma ci benn gàllankoor donc apporté naa sama pierre à l'édifice Latir def de même Nogay ci responsabilité bi mu yor tam mu gérer ko par si c'est ñëpp donc si on est une équipe boo xam ni on se respecte ñu jël suñuy responsabilité teg ko devant je pense que du ñu am dara lu ñu mën a empêcher à ce que fu ñu war a yegg ñu yegg ko et puis qu'on sache que c'est un projet phare. wala hawla wala quwwata illa billah. yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi ku ci nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam di ko dalal jàmm ci Touba Thiès gi nga xam ne suñ Modou Astou Mbacké moo ko sanc su yàlla ak yonent ba wéyee ak suñuy wajju ndax doomu aadama lépp lu mu am na sant yàlla sant yonent bi sant ndeyam gërëm bayam doomu aadama lu mu am na sant yàlla sant yonent ba sant ndeyam gërëm bayam ndax doomu aadama bu demee ban di ko tànn ci julliti yàlla yi
na ko yaa fi def lii te kattanal yàlla la ndax doomu aadama buy gane àddina amaa gane àddina gi ba ko yàlla lay jaarale ci biiram ndeyam doomu aadama kenn xamu ko ci coobare moom yàlla sunu borom mucc ko fa ba yàlla def ko ca ba mu ko soobee ci juróom-ñeenti weer yi ni lim mu ganeel ko àddina ci coobare moom yàlla ci dara yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ci kattanam ak dara mag man-manam moom yàlla ci coobareem mi mën lépp di def lépp xam lépp sàkk mbindeefam moom yàlla mbindeef mu ci ne mu yëkkate la nga warloog moom yàlla mu teg ko ci yow kenn fekk ko ci moom yàlla kenn dimbale ko moom yàlla mu jàpp yonentam mu jàpp mbindeefam yi moom yàlla sàkk leen ci benn jamono toog ba mu neex ko moom yàlla mu génne ci lim sàkk ab yonent mu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla moo njëkk a génnee ak kóllëre ak xarit ak mbëggeel ci moom ci cofeelam ci lim sàkk ba mu defee loola ba mu soob ko mun yéen mbindee fi yàlla yi dinaa sàkk man yàlla ngeen xamal ma leen sama bopp man yàlla mbindeef mii ma sàkk mu yonent bi di nga maam te ma sàkkoon ko ni ma leen sàkkee moo ma gënal ci li ma sàkk man yàlla sunu borom ku ko jaamu ma yóbbu la aljanna ku ko jaamul mu yóbbu la safara kon yàlla rek a sañ loo amul ku ko sañ mu la jógee leen ci man yàlla nag ngeen dem àddina waaye di ngeen jël siyaat ci man yàlla toogaat sama kanam comme nii ñu toogee tey mu ne su ngeen demee la ma leen di sant ko ca jaar soo ma fekk see man yàlla ma yóbbu la aljanna ku ca jaarut soo ma fekk see man yàlla te la ma la defoo ko ma yóbbu la safara kon safara aljanna yàlla rek moom ba mu pare ci loola mu tànnaat nag moom yàlla ay xutbu sumaanam ay waliyoom ay boromi mayam ci coobareem ci darajaam moom yàlla jaarale ko ci wajur yi ba mu ko jaarale ci wajur yi mu tànnaat ci mbindeefi yàlla yi yim tànn moom yàlla mbindeef yi ku ci nekk mu jox la cër boo xam ne bi joxu ko sa morom muy cër yi Sénégal moom la ci yàlla gën a bëgg Sénégal la ci yàlla gën a bëgg ñu mu tànn yonent bi la tànnee ci li saat gi ci àddina Sénégal ñu mu tànnee yonent bi la tànnee ci li yàlla sàkk ci àddina Sénégal mu jóolu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam tëral ko Makkatal Mukarram te suuf sa yéen jaame yàlla yi nag képp koy ñaan ci yàlla ci man te sax ñaan tiimul xabru yonent bi ma sàkk man yàlla duma ko nangu kon ñaan gay dem Makka la la koy yóbbu yàlla koy yóbbu ñaan gi ni ki toog fii ci Touba Thiès di ñaan yàlla yàllay nangu kon yàlla yóbbu ñaan ga fa nga ko soxlaa mu sàkk ñu nag yoon yi jëm ci moom mu def ko Sénégal yoon yi jëm ci yàlla mu sàkk ko def ko ci Sénégal muy yoon yi lan la muy muridillaahi sëñ Tuubaa ne kon la ma jëm ci yàlla jëm suñu borom ñëwal ñu dem kon ko guccul kenn ba mu pare ca loolu ana Maodo Malick borom Tiwaawan kooku saawa boppam la jëm ci yàlla ana Baye Niass mi suñ bu ñun bokk fu mu jëm ci yàlla ana borom Njaasaan fu mu jëm ci yàlla ana borom Laayeen fu mu jëm ci yàlla ci gàttantal lii nekk Sénégal ci xalifa yàlla tànnal leen boppam def leen lim leen di def ci coobareem te kenn du ci def dara ku nekk bokkul sa morom lépp waaye lépp da leen tegaat ci yoonu jëm ci moom mu yàlla ñu bokk ndey bokk baay mu népp di Sénégal ba boo ko seetloo ci li ma gàtt bu tànk soo demee Europe ña fa daje tey bu na Sénégal nga rek bokk ngeen ndey ak bay. asalaamaaleykum maa ngi tudd Pape Cissé di président GIE Touba Construction en même temps man maay directeur commercial bi gannaaw bi ni sante yàlla julli ci yonent bi vraiment maa ngi gërëm ñëpp di rafetlu vraiment sama diggante ak Doudou Lamb ndax Doudou Lamb bi ñu xamante du fi nañu xamante dañu bokkoon mouvement politique
mais yàlla def na nit boo nekkee si biir mbir di nga am koo xam ne moom ngay magale cërale ko te yàlla daf ko def si dullaam ñuy waxtaan ba yàlla def na ñu yegg si projet bi mais comme man dama am esprit yaatal bon ma ne dinaa jël sama ay xarit yoo xam ne vraiment samay xarit nañu pour ñu mën a jàpp si muy Ousmane Paye Latir Der Soumaré ba yàlla indi fii mais man xam naa fii moom am na baatin ndax lu tax mu am baatin bëri naa ay xarit mais dafa mel ni comme yàlla moo ma segal ku ci nekk na ma kaay jël ko indi ko fii vraiment loolu nekk lu ma yéem nag vraiment ma ci rafetlu di ci kontaan léegi nag Doudou Lam moom vraiment daf ma sas parce que su demee ba nommé ma président loolu mooy sas naa la mais man xam naa du ma lakk parce que ku am kudd doo lakk ndax ñi may liggéeyante yàlla def na samay xarit nañu ku day ko mel ni comme Ousmane Paye kooku plus de 15 ans ñi ngi ànd Der bi nga xamante yàgg na yàggul Soumaré tam noonu Latir tam noonu ma vraiment ma rafet si njog te man xam naa que incha allahu dina baax man kañ leen laay ñaan rek yàlla nañu yàlla lafal cat yàlla nañu yàlla lafal cat yàlla nañu lafal cat di ko sumb nag di ko commencé si bisimilahi rahmaani rahim di ko jeexale alhamdulilah vraiment nag di santati ñu nag gëm ko parce que man xam naa que yàlla du def hasard lii du hasard ah lii du hasard parce que comme li ma wax nag vraiment di ci rafet njort lu baax a baax a baax a baax di santaat yàlla bu baax man nag mënuñu moo wax mais man liggéey laa gën a gëm daal maanaam dañuy comme Doudou Lam ni war ñu nekk taalibe parce que tey su ko nogay yi ngi fi maa ngi fi mais ñëpp benn nañ ku liggéey nii jàppandi ku liggéey na le baax na mun leneen naka rek man affaire bi gëm naa dina dem yàlla def na tam instant bi ñu ngi Dakar parce que ñu ngi fay liggéey ay liggéey yu am solo mooy maanaam di jéem a wut ay marché par exemple am na ñoo xam ne maa ngi leen di commencé contacter te vraiment pare nañ pour liggéey ak ñun muy si GIE bi muy si yeneen muy bu beneen si kii bi si Touba construction bi vraiment di si sant yàlla bu baax a baax maa ngi gërëm ñëpp nag mais daal di ñaan daal góor gi combaan mu ñaanal ñu baax a baax a baax vraiment ba yàlla li ñuy sumb rek vraiment ñun ñëpp ku nekk am si njëriñoo ak mucc ak xéwal